mbokk yi dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaaru suba gi dañ koy door ak ñaari nit suñu faatu ci accident muy ko góor ak jigéen accident bi nag biklam booru 11h ci guddi ci route nationale numéro 1 ca dëkk bii di Ngulul Pël nekk ca commune bu Mbelakadiaw ca diwaanu Fatick benn bus ak benn camion ñoom mbëkkante fanweeri nit ak ñaar jël nañ ci gaañu gaañu leeral yeeg Aminata Goudiaby. accident bi nag mi ngi amee bi 23h passé tuuti ci village bi di Ngulul Pël féetee ci route nationale bi ab bus nag bu doon dem Ziguinchor moom moo mbëkkante ak benn camion gros porteur bus bi nga xam ne nag 72 places la ci gis-gis bu bees la moom dafa dérapé mbëkk ab garab ñaari nit yu nekkoon ci bus bi nag ci saasi lañu génn àdduna ku góor la ak ku jigéen mu am fanweer ak ñaar yoo xam ni dañ ci am ay gaañu-gaañu nee ñu sax juróom-ñett yi yu metti la ñenn ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkoon ci bus boobu te dara jotu leen daanaka dañu mel ni ñu mënta wax ndax tiit lieutenant Mohamed Charles Sonko moom mooy commandant compagnie sapeur pompier bu Kaolack. am na 8 ñi nga xam ne am nañu ay gaañu gaañu yi nga xam ne métti nañ ak ñaar ñi nga xam ne seen bakkan dañu leen évacuer directement sur hôpital régional bu Fatick koor yi tamit fa lañ dem nii. ambulance yu 32e compagnie sapeur pompier bu Fatick ak itam yu région médicale yépp la ñu génnee ngir rek mën a xettali ñi nga xam ne ñoom ñoo am ay gaañu gaañu ci ni mu waree moo tax nag ñoom ñëpp daanaka évacuer nañ leen ci ni mu gën a gaawee. déployé nañ 6 véhicules nga xam ne ñett ambulance ñoom fi gis ñaar oto yem ak suñu oto incendie. gendarmerie itam guddee woon nañu loolu ca bërëb ba ngir rek def constat bi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ay témoins yu bëri nee ñu bus bi xel la doon daw. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby wax ci càcc gi am semaine bi ñu weesu ca tribunalu Diourbel am na ko ñu teg loxo di benn ASP buy liggéey foofu la ci tribunal ba moom lañ jot ne moo ko def jamono ji sax police teg na ko loxo Babacar Diouf. bureau procureur bureau premier substitut bureau président tribunal bi ak secrétariat bi ak sax bureau enrôlement dossier yi nga xam ne ñoo ñëw tribunal ñëpp lañu jaxase kayit ya fa ne ki fa dugg nag te amu fa woon wàll meloon ni ku doon seet loo xam ne ni dañ koo denc ci biir tribunal bi muy génn yóbbaalewul lu bari juróom benni kornetu yamba yu mu fekk ci benn bureau yi nga xam ne dugg na fa moom la génnaale bu dee sax lu su am solo jógewu fa gis-gis bi nga xam ne enquêteurs yi gis nañ ko ci tribunal bi wane na ne ku fiy liggéey rek moo mën a def lu ni mel loolu yi nag tax xelu ñëpp tourné jëm ci benn agent boo xam ne ni day liggéey ci service bii di tribunal de grande instance bu Njaareem kenn kooku nag agent police de proximité la ñu koy woowee ASP moom biñ ko dégloo lan ko teg loxo yóbbu ko ci commissariat urbain bu Njaareem fala fanaan te nag ba mooy tuut danañ ko yóbbu mu janoog procureur Diourbel RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf foofa ca diwaanu Diourbel sax ab ndaje daañu ko amal tey jii di CRD bu nu jagleel màggalu Tuuba gi ndaje gi nag tey jii ci suba lay doon ci teewaayu gouverneur bu diwaan ga naka noonu tam chef de service yi mu naram nag ci teewaayu ki yor kaddu xalifa général des Mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké ñu nar a xool nag lan lañ soxla ci màggalu Tuuba gi ñu dëkkmal 8h tegal juróom benn minute. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wax ci leneen jëm ci wàllum njàng mi ak université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñi di kilifa yi jël nañ dogal daal di dakkal njàng mi lu ko dalee nag samedi bi lay doon fanweeri fan ak benn ci weeru juillet dañ nar a tëj nag université ba weeru octobre li ko waral mooy ni mbas mi di lawee lool ci biir réew mi waral nag ñu daal di jël boobu dogal di dogal boo xam te ne mën nga tukkee ci assemblée université bi ñu doon amal nag démb ci talaata yi mbas moom waral sax ñu daal di dakkal concours yi foofu ci université Cheikh Anta Diop Sénégal ngir xeex ko nag jot na démb lu jege juróomi téeméeri junni ci ñàkk muy nag ay ñàkk Sinopharm ak Johnson yeneen i ñàkk tam ñu ngi leen di xaar ci weeru ut bi bu ñu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr ñu déglu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo. xam ngeen ne variant delta bi ñuy wax tax na bés bu jot rek ñu am lu ëpp juróomi téeméeri contamination te loolu gaaw na gaawaay boo xamante ne suñu yokk lal bi gaawaay boobu moo koy lekk lu ñu yokk ci lal rek gaawaayu virus bi dana tax vraiment lal yooyu du doy bon nag lu ñu taxawaay mu ngi war a gën a nekk ci prévention mais loolu yëpp dañ ko war a boole ak vaccination parce que vaccination xam nañ ne mooy élément bi xam ne danañu jàppale lool moo tax Sénégal ci njëlbeen mu ne du xaar
kenn du ko indil vaccin boobu may ko day dem jëndi commencé waat donc bu ngeen seetloo bu baax lépp luy matukaay rek dañ koy jël pour vaccin bañ fi ñàkk pour que stratégie de vaccination bañ a taxawul pour que tous les jours rek ñu mën a jot effectivement vaccin may am vraiment xel bu dal parce que bu ma seetloo ñetti fan yi passé wax dëgg yàlla boo demee ci centre yi ñuy vacciné woo da ngay sentir ne prise de conscience bi ñëw na te suñu stratégie de vaccination yemalewu ñu ko rek ci ak ñi ànd ak feebar personnel de santé dañ ko ubbi bu baax léegi pour que képp ku am plus de 18 ans rek nga ñëw effectivement donc bokk si. mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr ministre bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram dem bi ñuy jot ñàkk yooyu di ay Sinopharm ak Johnson & Johnson wàllum ñàkk yooyu nag jamono ji askan yu bàbbeeku ngir dem ñàkku ji rawatina nag ci banlieue bi fële ca centre Dominique bu Pikine liñ ci bëri dañ fay dem saa su ne ngir ñàkku waaye foofu lañ fa nemmeeku moo di ne lal yi nag doyatul ndax malaat yu bëri ndongo ka rang bu gudd ci buntu salle programme élargi de vaccination bu centre de santé Dominique ci biir mbooloo mi Fallou Gaye daal dee taxaw nag di xaar ñu woo ko ngir mu dugg nag mën a vacciné wu. ñëpp xam na ni ba virus day am ba léegi vaccination moo koy éradiquer donc ku wax ni du ma vacciner ñàkk xam-xam la ak peut-être topp ñu influencer la wala ñu manipuler la ba tax nga di ko wax bu fekkoon tubaab bi di ko gën ñuy wax dafa am lu ñu bëgg a def nañu ko bu yàgg. moom responsable politique bu grand parti ca Pikine Nord ñëwul moom kese bi muy ñëw nag dafa indaale njabootam ak ñenn ci ay dëkkandoom ngir nag ñu mën leen a vacciner. ànd ak la famille ànd ak madame ak waa koñ ba. mu doon nag mbooloo mu bëri mu daal dee ñëw nag ngir mën a ñàqu kii di médecin chef bu district sanitaire bu Pikine ni lii nag li ko maye moo di sensibilisation bu takk bu ñu daal dee amal docteur Fatou Ndour Faye. nit ñi instant bi bëgg nañu vacciné wu depuis samedi moom nit ñi bëgg nañu vacciné wu ak Johnson bi instant bi Pikine jot na 3712 de vaccin Johnson. centre de santé Dominique daal dee amee nag ab zone tampon Covid personnel ba fa nekk nag boobu ba léegi yendaluñu fanaanaluñu nag ndax liggéey bu bari ngir prise en charge nag bi jëm ci cas grave Covid 19 yi faral nag di ñëw lu bari docteur Fatou Ndour Faye. à chaque fois ñu ngi am ay cas grave ay cas yoo xam ne dañoo soxla oxygène waa instant bi zone tampon bi fees na lal yi am oxygène yëpp malade ak fi. zone tampon bi ak malade yu bari yi muy dalal nag saa su ne léeg-léeg muy tax ba place nag dootul am. diggante Pikine Yeumbeul Kër Massar alentour yi yëpp képp koo xam ne rek tey am nga place bu am oxygène sa nattangoo su fekkee dafa amee malade boo xam ne dafa soxla oxygène dafa lay woo nga yónnee ko malade bi mu gérer la ko le temps ñu koy réguler si CTE yi. médecin chef bu district sanitaire bu Pikine ni gannaaw ñàqu gi askan wi faaw nag ñuy wëy di sàmmonte ak li nga xamante ni moo di geste barrière yi Ndongaka Pikine rajo Futur Média. RFM rajo askan wi. police su Sénégal taxaw temb ci xeex mbëkk mi nee na nag am na ñeenti banqaas yoo xam te ne dañu ko taxawal ci gox yoo xam te ne nit ñi dañu fa faral di déparé muy Saly Ndar Ziguinchor ak Kédougou xam na leen tamit nag daawul toll ci lépp téeméer nit daal nañu teg loxo ndax dañoo bëggoon a mbëkki ci loolu nag ñi ngi ko xam ne gannaaw ndaje boo xam te ne police yi juróom-ñaar réew ci Afrique ñi ngi koy amal fii ci Sénégal Abdourahmane Diallo. lu ëpp téeméeri nit fi mu ne nii ñu ngi ci kaso yi bu ñu sukkandikoo ci police lenn waralu ko lu dul ñenn ñi dañu bëggoon rawale ay nit pour ñu tukki ñeneen ñi dañu téye ay nit di leen toroxal Modou Diagne mooy directeur adjoint bu police. lu ëpp téeméeri nit ñu ngi ci prison yi ñu jàpp leen ñoo xam ni ñoom ay criminel lañ leen mën a tudde ndax ay passeur lañ ndax ñooy jël nit ñi di leen organiser di jël seen xaalis pour dugal leen ci gaal di leen yóbbu bitim réew te loolu xam nga ñu bari ñàkk nañ ci seen bakkan. ngir mun a xeex mbir moomu police yu juróom-ñaari réew yu ñu seq ci ndimbal Union européenne di waxtaanee ku ne li mu mëne ab enveloppe bu ëpp juróomi milliards génnee nañ ko ngir mun a jënd ay jumtuwaay ak xeet gi ni mel. dafay am partie formation la yoo xam ne dañuy yokk xam-xamu ñi nga xam ne ñoo koy xeex ak capacité aussi DNLT mooy yokk jumtuwaay yi DNLT pour mën a xeex loolu ak aussi indi. yokkaat aussi moyens yi nga xam ne moom la muy xeexe mooy lan DNLT ñu mën a au lieu muy nekk Dakar rek ñu mën ko wesaare ci Sénégal ba nga xam ne fu nekk dafay am antenne et que ren incha allah dinañ am commencé tabax antenne ci Saly ak antenne ci Saint-Louis antenne Kédougou ak antenne Ziguinchor. police di ñaax askan wi ñoom it ñu daal di dugal seeni loxo ngir lu jëm ci xeex wàllu mbëkk mi ak xeet gi ni mel waaye tamit fitnaal doomu aadama yi. RFM Mbour
Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo wax ci coowal suuf gu am te Kaskas nekk ca diwaanu Podor benn terrain bu toll ci 4 hectares moom moo jur coow diggante ndaw ña ak maire bu Medina Ndiatbé ndaw yi nag ne maire bi dafa def délibération ngir terrain boobu mu jox ko benn suwaay boo xam te ne dafa bëgg a def station waaye neen loolu duñ ko nangu ndax terrain boobu ab lycée lañ fa jàppoon a def Amadou Tidiane Diallo yor kaddu ko ndaw yu Kaskas ñu déglu ko ci micro Mamadou Diagne. ñun instant yi ñun dañuy ñaxtu site boo xam ne dañu bëgg a délibéré foofu à benn station de service que site bi village bi d'accord ci délibération boobu bu jóge ci conseil municipal de Medina Ndiaye parce que site bi ça date de 2000 c'est pour le collège maintenant moo abrité woon le lycée en 2005 maintenant léegi ñun surprise lañ ci ama parce que le conseil municipal avec l'adjoint au chef de village et quelques notables du village ñëw approuvé loolu pour ñu délibérer le site pour un partenaire privé koo xam ne xamuñu ko ñu koy jox site bi ñu koy octroyer site bi gratuitement foo gis ñuy station ñuy jënd gratuit foofu fu mu am Sénégal amul fenn na dem jëndi kooku su bëggee na dem jëndi ñun bëgg nañ station bi lool mais na dem jëndi suuf parce que c'est la réserve foncière du collège mais à notre grande surprise ñu xëy benn jour di délibérer dans l'aval du village ñun nag dañoo décider loolu kenn du fa def dara pour vraiment ñu bàyyi loolu station bi ñu dem def ko feneen maintenant léegi dañuy lancer appel aux autorités locales et administratives ñu lancer appel aussi monsieur le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall ñun dañoo sonn conseil municipal de Medina Ndiaye bi dañoo tàmm di délibérer loo xam ne jaarul yoon ça c'est pas la première fois ñu koy def à chaque fois day am litige mais ñoom ils ne reculent pas ñoom puisqu'ils ne reculent pas ñun les jeunes duñu reculer ñun duñu reculer di kàddu yi amoon Tidiane Diallo doon wax ci turu ndaw yu Kaskas daaneel ak président Macky Sall bi fal démb ñetti nit sa ñi war a bokk ci at bii di conseil constitutionnel nga xam te ne ñeent la ñu woon motti ñu woon juróom-ñaar ñetti tax léegi kon mot nañu di loo xam te ne juróon na coow fan yi gannaaw bi conseil constitutionnel gàntale woon recours opposition bi jëm ci wàllu coppite ci code pénal code de procédure pénale naka noonu tam coppite ci code électoral bi Ibrahima Diamé. ñeenti membre kese lañu woon au lieu de 7 bi conseil constitutionnel di jël dogal di rejeter lii di recours bi nga xam ne député yi fare l'opposition ñoom ñoo ko introduiroon ngir dàq lii di code pénal ak code de procédure pénale bi nga xam ne voté woon nañ ko ci assemblée nationale décision boobu le nag waa mouvement pour la défense de la démocratie jàppoon ne jaarul benn yoon waa M2D doon jot ne décision bi ni mel mën nañ ko jël même bu fekkee ne conseil bi motul lu jëm ci wàllu 3e mandat bu Macky Sall bi ñuy lamlamee te loolu le ñu xam ne woon ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg tey ji la nguur gi génne benn communiqué ngir kon xam le ne complété nañu ñetti kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo manqué woon ci conseil constitutionnel bi mu doon kii di madame Aminata Ly Ndiaye doon magistrat nekkoon premier président cour d'appel bu Thiès ñu tabb ko ngir mu mottali mandat kii di ndem si yàlla madame Bousso Diaw Fall te mu génnoon àdduna yeneen ñaar yi nga xamante ne njiitu réew mi tab na leen itam bokk na ci Mamadou Badio Camara nekkoon président cour suprême ak Youssoufa Diaw Mbodj moom it nekkoon avocat général près de la cour suprême. xibaaru tàggat yaram Youssouf Bodian lañ ci àndal Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay La Ndiogou Diène di nuyu ñëpp. wàllum làmb ngay tàmbale. làmb ji ak dogal bi daanu démb di gouverneur bu Ndakaaru daa di jàpp ni kon combat yi nekk suñu kanam rawatina ci week-end bi diggante Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 Papa Sow ak Siteu dañ koy dàq ba beneen yoon li ko waral mooy mbas mi mu daal di sekk moom gouverneur waxtaan ak promoteur yi nga xamante ni kon ñoo doon waajal combat yooyu le ñu daal di ko nangul loolu kon li décision bi mu jël kon xaar ba ci kanam mbas bi nu muy évoluer ngir xool ndax mën nañu amal combat yooyu le Jeux olympiques 2020 yi wàllum fey natation Jeanne Boutbien ci kanam tuuti bu 10 heures jotee moom mooy soobu ci mbir mi bokk ci kenn ci ñi yoroon drapeau bu Sénégal ci cérémonie d'ouverture bi mooy Jeanne am 22 ans moom kon ci 100 mètres nage libre lay soobu kon ci série numéro 2 ci wàllum éliminatoire yi foofule ca Tokyo. Football ci jigéen ñi ak éliminatoire Ligue des champions zone Ouest A kon ki teewal Sénégal ci joŋante boobu Dakar Sacré-Cœur démb am na ñaareelu ndamam ginnaaw kon bi mu daanee Steven Stade yu Cap-Vert ñaari bal ci benn ci mi-temps bi nag Dakar Sacré-Cœur dañ ko mëne woon benn bal ci dara bi ñu ñëwaatee lañ dugal ñaari but ba kon gagné match boobu mooy seen ñaareelu victoire
ñu fàttali kon seen match bu mujj ajjuma diggante AS seen diggante ak AS Mandé bu Mali lay doon di final kon ci Dakar Sacré-Cœur mbébét bi mooy fexe ba gagné tournoi bi ngir mën a qualifié ci phase finale Ligue des Champions boobu la ñu war ko amal fële ca Égypte. Équipe nationale bu beach soccer moom mu ngi waajal boppam jëm ci coupe du monde bi war a am ca Russie diggante 19 ak 29 août. Mbas mi tax ba am na ay match xaritoo yu ñu doon jàppoon kon fii ci Ndakaaru du am léegi équipe bi day jéem a teel dem ci Russie su ko defee mu amal fa ay match xaritoo laata compétition bi ñu déglu sélectionneur national Omar Ngalla Sylla ak Soda Thiam. bi nu sant yàlla di julli Seydina Mohamed di wax na rek ñu ngi en pleine préparation nekk fii di waajal coupe du monde bi nga xamante ne le 19 la incha allah di wax na rek xam naa sax dans quelques jours équipe bi dina fi quitter pour dem Russie parce que sunu préparation foofu lañ koy continuer donc li ñu bébétoon waxoon nañ ko fédération parce que pandémie bi fii c'était pas tout évident de jouer ay matchs amicaux donc dañ ma jëwoon sax éliminer sunu matchs amicaux yi fii parce que waxoon nañ dañuy jouer wax Iran wala ñu jouer wax benn équipe bu mel ni Espagne wala Belgique mais dañ ko mujjee bàyyi pour mën a nag teel a dem Russie jouer ak foofu jouer wax Japon le 13 jouer wax Paraguay le 15 loolu nag bu ñu ko defee ba pare nag dañuy mujjee nag après wéyal liggéey bi xaar coupe du monde bi incha allah. Omar Ngalla Sylla sélectionneur équipe nationale bu Sénégal bu beach soccer ñu jëm ci assemblée générale bu fédération sénégalaise bu football le 7 août lay doon kon jamono yi ñi ànd ak Augustin Senghor di liggéey ngir kon consensus mën a am ñëpp déggoo kon ngir mu mën a faluwaat lu baax la ci gis-gisu maître Moustapha Camara moom nag spécialiste droit du sport la bind téere bi di contentieux sportif Sola Thiam jokkoon ak moom ca Paris. consensus bi avantage am mooy mais vraiment équipe bu baax la parce que ñi gën a am expérience ci football sénégalais tey nii ñoom ñoo dajale ne ñun situation nu mu toll nii nga xam ne ni vraiment football bi mi ngi commencé dox ñun ñëpp nañu bokk nekk benn boole suñu xalaat boole suñu doole suñu passion ak suñu courage yëpp pour football bi mun dem kanam donc te seen expérience soxla nañ ko tey parce que am na échéance yu bëri yi ñëw coupe d'Afrique mi ngi ñëw coupe du monde mi ngi ñëw et puis bu ñuy diriger fédération du loo xam ne ni dafa yomb fa laaj expérience parce que gouvernance fédérale am na ay enjeux am na ay implications juridiques financières marketing social donc loo xam ne vraiment benn nit mënu ko def il faut que ñëpp dajaloo nekk benn am même programme nekk même équipe pour intérêt football sénégalais bon en face Madi Touré mi ngi foofu teg naa ko surtout pour parcours am parce que moom fii la nekkoon tugal bàyyi yëpp dem Sénégal monter académie ba tey ak académie mi foo toll si àdduna ñu ngi koy wax donc kooku aussi vraiment war nañ ko déglu parce que am na lu mu wax am na lu mu def Sénégal am na xam def na ko Afrique def na ko ci football ñu bëre defuñu ko donc kooku war nañu ko déglu xool comme fédération dafa compliqué su ma nekkoon place am te loolu laa koy conseillé mu dugg ci consensus bi nekk ñoo xam ne am nañu expérience mu jàng ci ñoom noonu fédération di fonctionner mu jàng ak ñoom naka lay institution yi di fonctionner naka lay institution internationale yi di parce que boo nekkee fédération sénégalaise de football il faut nga dem CAF dem FIFA mu jàng ci pendant 4 ans pendant 8 ans s'il le faut et puis après mu jël fédération bi def na loolu mooy vraiment démarche bu gën a baax actuellement ci situation football sénégalaise pour man consensus bi moo gën a nekk démarche bu gën a jàkk ci football sénégalais. Maître Moustapha Camara nekk kon spécialiste droit du sport basketball la ñuy waxtaanee ci góor ñi ak demi-finale retour play-off yi tey lay door ci ngoon fële ca Ndar stadium Joseph Gaye Saint-Louis basket club mooy dalal Dakar Université club ci aller bi étudiant Dakar yi ñoo gagné woon 79-68 ñaareelu demi-finale retour bi ëllëg lay doon stadium Marius Ndiaye AS Ville de Dakar AS Douanier yi ñoo gagné woon ci aller bi 94-49 yan matukaay la ñuy jël ci jamono ji nga xamante ni kon mbas bi ñëwaat na ak doole ñu ànd ci ak ki jiite lépp luy compétition foofu ca fédération bi di Atoumane Gaye protocole d'accord bi fédération jël mais envoyé que club yëpp dafa nekk loo xam ne lu jaadu la parce que boo xoolee actuellement ni feebar bi di amee dafa gaaw moo tax ñu ne comme loolu la nañ jël suñu mesure ban ko deful état bi dana jël mesure am état bu ko jëlee mooy je pense jéem a fermer sali daal xam nga mesure barrière yi jël yi dafa nekk loo xam ni dafa baax si spectateurs yi suñ ko deful rek ça dafa fees dell te en général feebar bi comme ni ñu ko xamee dafa gaaw moo tax léegi ñu def une chose ñu woo équipe bi 45 minutes avant ñuy démarrer seen compétition ñu ñëw ba pare seen porte d'entrée bi fii vestiaire yi nekk balaa ngaa dugg ñu limité ko fukki nit ak juróom-ñaar te boo kuy dugg di nga am sa masque di nga yore sa gel bu ne même ñu nekk ci bande d'équipe bi sax du leen jox seen masque vraiment loolu li ñu def ni ñu ko def uniquement mais pour aar ñëpp daal.
Atoumane Gaye kon jàppale ni tey SLBC Duc lay doon ci ngoon fële ca Ndar équipe nationale bu góor ñi ci wàllum basketball na door tey regroupement ngir waajal kon afro basket bi war a am ca Rwanda ci weeru août jàppale ni gaynde yi kon ak seen staff dañuy def test Covid 19 tey ci suba bu 11h jotee fukki joueur ak juróom-ñaar la Boniface Ndong daal di convoqué kii di Gorgui Sy Dieng kon bokk ci joueur yooyu nga xamante ni woo nañ leen ngir teewal Sénégal ci compétition boobu. jaajëf Youssouf. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg si ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi jamono yi secteur culture bi mu ngi dund lu jafe mel ni luñ fa gisoon ci première ak deuxième vague bi semaine bi ñu génn ak léegi ay événements culturels yu bëri la ñu daal di fomb wala dàkkal ko ndax troisième vague coronavirus bile. artiste graffeur bi di Docta ànd ci ak waa Doxandem Squad dañoo dàkkal fukk ak benneeli édition Festigraph di festival international de graffiti nga xamante ne waroon na tàmbali niki démb ca maison de la culture Douta Seck jàppale ni itam ñaareeli édition rencontre film musical de Dakar moom itam dàkkal nañ ko ñu waroon fa waxtaanee diiru ko ñetti fan lu am solo jëm ci wàllu rumba congolaise ñu profito kon ci occasion bi gën a xamante ak i artistes yoo xamante ni ñu bëri xamuñu leen tey jii Lélé Bissali di ab artiste manjak di dundee fële ca France moom nag nee na bi muy gone bu ndaw la tàmbale am cofel ci musique bi ay fan ngi nii nag mu ngi fii ci Sénégal nee na di waajal lu am solo pour fans yi Mamadou Oumar Ba waxtaan ci ak moom. ca France la dajeek ay nit ñoo xam ni dañoo bëgg musique manjak ni moom foofu le groupe juddoo foofu itam lañ créé ay album. bi ma eggee France fa lañ taxawal benn groupe bu ñuy naan Bathias maak benn waay bu ñuy naan Junito ak Malam bi ngeen xam ki woy Pampari Dao après Bathias ñëw jur Bathias ambiance ñu dem ba ci yàgg Bathias ko nag ci la yàlla def ba ñu génnee ñetti album voilà suñu premier album mu ngi juddoo en 98. waaye bu weesoo groupe boobu Lélé Bissali am na itam carrière solo. maa ngi ci sama premier album mu ngi génn en 2013 donc te bés ni ki tey maa ngi ci ay single yoo 4 single yoo xam ni génnee naa ko waaye sama dernier single maa ngi ko génnee au mois de juillet bi. ay maamam fekk baax ca Guinée Bissau moom mu juddoo Ziguinchor Lélé Bissali ne day jàllale ay message yu am solo. yu may utiliser ci samay woy mooy di te mu yeete rek waaw xam nga àddina bi moom ni mu tëree teewul dinaa ci def kaf ree. crise sanitaire mondiale di coronavirus impacté na bu baax artistes yi waaye moom mu ne dencal na surprise ay fansam fii ak njeexital année bi. di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi yéen ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. RFM nit yi yéenekaay yi. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue de presse. NCA assurance auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi Barthélémy Ngom lañ ci àndal. dal leen jàmm situation bi mu ngi gën di doy waar mbas mi mu ngi wéy di yóbbu ay bakkan bilan bi ci ministère bi joxe ni ki démb tiis na lool 14 morts fukk ak ñeenti nit ñoo ñàkk seen bakkan ci feebar bi ni ki démb ba fii feebar bi yóbbu na lu toll ci junni ak ñetti téeméer ci ay bakkan source aané yokk ci nag juróom fukk ak juróom-ñeenti cas grave yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sowétas ci jamono ji yéenekaay bi ne variant delta daal mu ngi def lu dara jarul ci réew mi lenn rek vacciné wu wa ila barsaq Macky Sall ci yéenekaay bi ne l'heure est grave mu ngi ko waxee ci tournée yi mu doon amal ci CTE yi dem na dalal jàmm dem hôpital Idrissa Pouye dem Fann dem principal ci biir Vox Populi mu ne am na foo xam ne bu ñu fa yeggee hôpitaux yi dootuñu mën a faj maladie médecins yi dañuy sonn ndax fukk ak juróom benn weer ñu ngi ci xeex loolaa tax njiitu réew mi di sàkku ci askan wi ñu dimbale médecins yi ngir ñoom it ñu mun ñoo dimbale te ndimbal googule du lenn lu dul dem vacciné wu ba pare di respecter lii di geste barrière yi Macky Sall joxe na avertissement bu mujj la Vox Populi xamle l'observateur ci wàllam li mu gis moo di fajkat yi ñu ngi ci détresse ci jamono ji li ko waral mooy bés bu nekk ñu
tiim ay néew loolaa tax docteur Ibrahima Fall di médecin ca dalal jàmm ne dañoo traumatisé ci jamono ji naka la noppee rek naataangoom docteur Xarjata Diallo Mbay bu Fann feelu ko ne seen coono foo ko natt rek weesu na ko yokk ci ñu ci bari ci ñoom médecin yi virus bi dalee na daaneel muy nag lu doy waar tax njiitu réew mi ci yéenekaay bi di Le Soleil yëkkati wat kàddu sàkku ci askan wi ngir ñu dem ñàkku ji ba noppi wéy di respecté lii di gestes barrières yi wa ilaa du baax ci Sénégal laas ne Macky Sall day gësëm na Abdoulaye Diouf Sarr ak nitam laata nag muy sàkku ci sénégalais yi ñu toog benn place bàyyi déplacement yu bari yi ak ndaje yi rawatina ci xew yeeg yeneen yu ko demee Le Soleil ne vaccination bi daal ba fii moo fi sës te ci loolu Sénégal mu ngi ciy defi jéego démb rek daloo nañu lu ëpp juróomi téeméeri junniy vaccin am na it yeneeni 2 millions doses yoo xamante ni war na yegsi fileek weeru août yéenekaay bi xayma ne li ko dalee weeru mars ba fii Sénégal dépensé na lu ëpp téeméer ak fanweeri milliards ci sunu koppar ci xeex bi ñuy xeex mbas mi ak i conséquences am ndax du tax ñu toxalaat élection locale yi laaj la bu sampu La Tribune nag ma ngay gëstu ba xam yéenekaay bi ne am na ñoo xamante ne ñu ngi nekk di ci liggéey ci suuf fileeki fan dana leer ndax dañuy toxalaat élection yi am déet sama naataango ne li ko leer daal mooy am na ay réew yoo nga xamante ni mbas mi teewul ñu amal seeni élection Côte d'Ivoire ci la Mali ci la Burkina ci la ba ci sax Guinée ma génn ci La Tribune dugg ci yéenekaay bi di L'Observateur ak kàdduy Malick Gakou bu Grand Parti moom nag ma ngay artu ne confrontation moom mënta ñàkk ak régime Macky Sall bii ba tax na muy sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci kujje politique bi ngir ñoom ñépp ñu booloo doon benn ci gannaaw kii di maître Abdoulaye Wade ngir gën a mën a jàkkaarloo ak kii di Macky Sall ak régime am rawatina ci élection locale yi ñu jëm ma jëm ci yéenekaay bi di Le Quotidien moom ca conseil constitutionnel la yeewoo tey li mu sagia day mat na Macky Sall tàbb na trio wam yéenekaay bi dafa gëstu ci profilu ku nekk ci ñett yi ñëw bees Mamadou Badio Camara ci la Aminata Ly Ndiaye ci la Youssouf Diaw Mbodj ci la Le Soleil yeggali ne conseil constitutionnel dalloo na ñetti magistrat yu bees L'Obs ne les sages décisions de Macky Sall Vox Populi feelu ko ne Macky yeggali na casting ba ma bàyyi foofu dugg ci beneen yéenekaay di Les Échos ci coowal sëy la xëyee tey Abdoul Mbaye ak soxnaam gawoon yéenekaay bi ci dog bi bu mu sëy bi dog gis ne Abdoul Mbaye moo gagné combat bi ndax cour suprême dafa débouté Aminata Diack dëggal ne séparation de biens la ñu signé woon depuis 1994 waaye nag jeexagul de ndax des na beneen atte ca cour d'appel bu Ziguinchor le 12 août lay doon ñu utali sunu lamb ngir jeexal Balla Gaye 2 Bombardier Siteu Papa Sow Boy Niang ak Tapha Tine combat yooyu yëpp dootuñu am ci seeni date ndax toxal nañu leen ba jëmi jamono mu dib dogal ba nga xamante ni mu ngi tukkee ci gouverneur bu Dakar ñaari mbir la waxoon promoteur yi huis clos total wa ilaa bàyyi promoteur yi ne ko huis clos moom gouverneur mënta nekk gouverneur ne leen kon boog baax na ñu reporté Gaston ne décision bu sage la Doudou Diagne jekko mel ni ku ne muñ rek ku amul ndey namp maam yendoog jàmm Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rëy yooyu ak USAID Break Extraction ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñuy gërëm bu baax a baax Barthélémy Ngom mi ñu doon jàngal ci yéenekaay yi mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci xibaar yi ne suñu defu pàttali ci li ci gënoon a fës. tali bi fàttati bakken ñaari nit ñàkk seen bakken ci accident bi ca Ngulul Pël nekk ci diwaanu Fatick benn bus ak benn camion ñoo mbëkkante mbas mi ak ni muy lawee ci réew mi tax ba kilifa université Cheikh Anta Diop bu Dakar jël dogal arrêté cours yi tëj daara ji lu ko dalee samedi bi 31 juillet ba weeru octobre waa conseil constitutionnel mat nañu léegi njiitu réew mi tab na démb ñetti nit ñu bees ci yeetu atte boobu muy Mamadou Badio Camara Youssoufa Diaw Mbodj ak Aminata Ly Ndiaye tàggat yaram combat diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier dàq nañ ko ba jëmmi jamono gouverneur bu Dakar moo jël dogal boobu ndax mbas mi yeneen combat yi waroon am tamit dàq nañ leen mu nekkoon xibaaru suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène